mbokk téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey si alxames bi ñu am mbégte dalal Abdou Ndiaye nekk opérateur économique naka noonu mu nekk chargé de mission du président de la République responsable APR ca commune bu Kër Maba Diakhou nekk ca département bu Nioro monsieur Ndiaye maa la dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu téléspectateurs yi nekk ci réew bi yëpp di leen seetaan. ak yu nekk biti réew. ak yi nekk bitim réew. di leen féliciter aussi di leen encourager. jërëjëf Abdou Ndiaye alors Abdou Ndiaye gis nañ actualité bi mbirum immigration clandestine bi la moo tax dem ci conseil des ministres président de la République jël ay dogal yu am solo bokk na ci. mu créé ci deuxième quinzaine bu mois de décembre bi ñu nar a dëdmal lu ñuy wax conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes alors yow Abdou Ndiaye nga nekk chargé de mission du président de la République alors loolu ban lecture nga ciy def. maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu Sénégal yi ak sénégalaises yi di leen sant di leen gërëm wax nga dëgg actualité bu am solo. ci la ñu nekk moment bii di ko dund may profité tey ci occasion bi di jaale ñi loru ci géej gi yépp nag métti na nga am doom muy tukki pour wuuti lu mu am indi ci njabootam mu loru ci kon ñu ngi jaale képp kuy papa wala ngay yaay wala ngay mag wala rakk nekk ci réew mi ak ci bitim réew sous région bi ñi ci faatu ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu xaraleen àjjana. alors les présidents de la République su ne dafay créer conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes solo gi lan la. dama jàpp ne. président dafay teg beneen mécanisme pour dolli li mu def. pour dolliwaat li mu def xam nga nit ñi dañuy xaw a jaawale tuuti. dañuy wax ne dafa créer lii. ndax lii doxul non dafa créer lii. parce que dara amu fi woon. si dara am na fi parce que bari na ay mécanismes yu mu teg ci réew mi. ñuy doxal peut-être mécanisme yooyu mu teg mënuñu dajal réew mi yépp mënuñu dajal ndaw yi amul liggéey yépp mënuñu dajal aussi ndaw yi amul métier yépp. moo tax président gis ne tegaat beneen. boo xam ne daf koy gën a gaawal gën a yombalaat ñu gën a amaat accès jàpp naa ne su ko santee réflexion bi ay nit mu jox ci instruction ministre de l'emploi jox ci instruction ministre de la jeunesse nga xam ne bërki démb ñu ngi woon Mbour di def atelier pour comment faire pour xeex ak li nga xamante ne ni moo xew fan yi ci réew mi du def fii doog a xew mais nag Abdou Ndiaye y a problème fekkee ne am na yu fi nekk président de la République aussi xool mbir mi xool situation bi ni day créer beneen bu bees y a problème. xam nga kër. oui man suma kër sax lépp matalewuma lépp lu ma war a def ci sama njaboot peut-être lépp matul. peut-être am na ñu am satisfaction totale am na ñoo xam ne la may def xeeb nañu ko. waxuma la nag dëkk walla réew. lu toll ni Sénégal population ndaw ñi ëpp. ci population bi buñ dee 15 millions li ci ëpp doole ay ndaw lañu ndaw yi li ci ëpp doole yi tamit ñii liggéeyuñu parce que formation bi peut-être desoon na lu bari waaye ku ne xam ne de 2012 à nos jours li ci président Macky Sall def ci formation ci financement très sincèrement matalewul lépp waaye def nañu ci lu bari nag. mais alors lan mooy responsabilité état bi ci immigration clandestine bi. état bi daf ci am responsabilité. oui nit ñaa ngi koy wax. d'accord naa parce que soo njabootee ñëpp lu xew rek dañ koy yenn ci sa kaw. waaye dafa ci am ay exemples yoo xam ne il faut ñu ci bàyyi xel. muy lan. man ma am frère mu dem faatu fa man it may damay demaat war naa seet avant may delluwaat ma am dëkkandoor kër gu ma dendal mu dem. daaw par exemple ñaari nit faatu man ma waajal sama doom jël sama or jaay ko jox ko ne ko demal
am naa ci part de responsabilité. donc les responsabilités beneen sont bi ci topp partagées. beneen bi ci topp mooy. Oui. Aussi dafa am loo xamante ne nii boo jëlee 1,2 million wala 1 million wala 700,000 fay ko ci gaal par exemple nga nekk ñaar ci famille fay ñaari 700,000 ñaata la du 1,4 million. oui jàpp naa ne buñ ko toogee ci réew mi boole ko ak ndimbal gi président wax joxe instruction ñu koy dimbale te lu réel lu existé la. mais nag le problème mooy ndaw yooyu di dem aussi lan moo tax ñuy dem te xam nañ ni xaalis boobu moo nañ ko investir ci réew mi. xam nga réew mi doxul wala. xam nga man du réew xam nga réew mi moo doxul. ñi wala koy wax wala réew mi moo métti. xam nga ñi koy wax mooy ñi doxul. mais réew mi métti na quand même. ñi doxul. oui toog jàpp seen ñàmbur ku wax ñu critiqué la. ku bind ñu critiqué la. lu président wax ñu ne def ñu ne baaxul. ñun ñooy wax ne réew mi doxul. mais lu tax nag ndaw yi jël gaal gi mbir mi takkarnaase. mënul ñàkk man Abdou Ndiaye dama lay wax li nga xamante ni loolu laa xalaat. Oui. li ma xalaat mooy ki bëgg a dem yore xaalis ci poosam kenn mënu koo teree dem nañu delloo si suñu xel yi toog ci réew mi ñu dëkk bañ a xeeb benn métier man mii di wax ak yow Medina Baye Kaolack ci buntu kër ku ñuy wax Ousmane Thiam jaay naa fara di bisaab commencé naa ci loolu man bu nawet jotee ma dem kër ma ba jaxu bayi ci tool yi léegi-léegi ma am juróomi mbaam ñetti mbaam. kon ndaw yi di dem mën nañ toog ci réew mi. ñu mën nañu toog ci réew mi. oui état bi mécanisme yi mu teg pour mu jàppale leen ñu ngi ci di leen jàppale tey boo demee fu mel ni Prodac ministère de la jeunesse la bokk. des milliers de jeunes ñoo fa nekk di liggéey. programme des domaines agricoles communautaires. des milliers de jeunes demal Itato Kédougou demal. CFA Sangalkam CFA aussi. CFA man dama faa dem visiter. xool bokk ci ñi fa yóbbu ay ndaw ñu nekk fa di liggéey di daan seen doole loolu kenn am na liggéey bu fekkee dañuy xeeb liggéey du sotti. du sotti. bu fekkee kon wuti yow nañ dañuy jàng ba pare te duñu am métier. Oui. du sotti. mais wàllum formation boobu sax justement président de la République ñëw na ci conseil des ministres mu wax ni war nañ ko xoolaat ñi nga xamante ni dañu am seen diplôme ñu xool ñu leen di embaucher ñu insérer leen ci secteur yi. xam nga ñëpp mënuñu toog ci bureau. oui ñëpp mënuñu am ay embauchement ñii dañuy am ñii dañ leen di embaucher ñii nekk ci mbay mi ñii nekk ci mbayu ceeb bi ñii nekk ci naako yi ñii nekk ci entrepreneuriat bi ñii nekk ci leneen ak leneen ak leneen ak leneen. président instrument yooyu mu teg pour loolu moo tax. et ñoom ñu ngi ciy def seen kéemtalaayu kattan. je les félicite au passage. di ñaan ndaw ñi ñu ànd ak tuuti patience aussi. bañ a yàqamti. bañ a yàkkamti. c'est normal nag am ñu yàkkamti parce que soo yeewoo. di dund ci ay jafe-jafe da ngay jàpp ne lu ñu la tegal rek solution la. di ñaan aussi ñiy influencer ndaw yi pour ñu leen di jox seen xaalis ñu encaisser ko. toog ñoom du ñu dugg ci gaal gi jox ay dawalkat ñuy dawal gaal di yóbbu ay centaines de personnes. nu ñu arrêté loolu baaxul. nguur gi ci loolu la war a jóg ñan ñoo yóbbu nit ñi ñan ñooy encaissé xaalis yu ndaw yi. ñan ñoo leen di gëmal ne bitim réew baax na. baax na est-ce que comprendre nga. si am na suñu ay naataango ay jeunes lañu. jóge ci yeneen réew sous région bi ñëw Sénégal. di daan seen doole. oui. pourquoi pas ñun Sénégalais yi aussi ñu def noonu. nee naa la léegi man jaay naa radi bisaab. nee naa la man jaay naa ndox mu sedd amee congélateur. Medina. mais di ko alors def mais man nee naa la ut naa salle de jeu babi. di ko def avant may nekk directeur. directeur u entreprise. bay gagné ay marché di liggéey di tabax di. ma dama ko fàttali ñëw en même temps opérateur économique nga. c'est ça. oui te alors baykat la. alors les conseils national pour l'insertion et l'emploi des jeunes est-ce que mën na régler situation bi. xam nga problème bi régler situation à 100%. oui. sunu borom sax defalu ko ñëpp sunu borom dafa def ñi ñu man ñi xaw a man ñi gën a man télévision yi nekk ci réew mi ku ci nekk peut-être bëggoon na ma def ak yow émission. kañ yow mi. tey sunu borom fii la dogal ma ñëw fi. oui. est-ce que comprendre nga li ma wax. mën na dogal ëllëg ba dem feneen. est-ce que man ni ma taxawee fii à la même heure même minute mën naa ko taxawee ci yeneen télévision yëpp mënul nekk. non ñii dañuy nekk fii. oui mais nag ñii nekk mais fii Abdou est-ce que comparaison yi aussi. non non maa nga ngi bëgg ñëw rek comparer est-ce maa ngi que mën na ñëw dem. sëriñ bi. oui télévision bi ñëpp nekkuñu ay directeur oui.
d'accord na. am na ñuy caméra. am ay photographe am ay technicien am ñuy animer émission. am ñuy animer ngoyaan bi. mais suñ ko xoolee si juróom baaraam yi kay wax ji jeex na. très bien. waaw donc pour vous dire que. su président juróom jëlee baaraam yi demee ba jël tolloo décision. oui gis na lim teg am na ay résultats nag. jox naa léegi exemple Prodac. amul benn département yooyu ñu installé Prodac tey fooy dem nit ñi di la wax ne la suñ gune yi liggéeyuñu wala nangam ak nangam soo président di dem mbooloo mi génn di jaaxal ay nit sax. mais bu demee Sédhiou mbooloo ma fay génn bu demee Ziguinchor mbooloo ma fay génn wala mu dem Sangalkam mbooloo ma fay génn day jaaxal nit ñi dañuy wax ne pourquoi ñu ne ndaw ñi dañoo sonn te bu président di dem ndaw ñu ci ëpp. parce que jusqu'à présent chaque année mu teg ay jéego. yu musuloon a am ci réew mi président li mu def ci financement ci réew mi muy xaalis liquide ñu koy placer ci ay banque di ko jox ay ndaw ñu ci liggéey président lu mu def ci emploi direct ak indirect mais ndaw yi dem aussi ana ñoom président lu mu def ci formation des jeunes des femmes ndaw yi di dem bariwul ñu ko def ci réew mi su ñëpp defoon ñu fi jaar ñëpp su ñu defoon comme moom ni mu def diggante 2012 ak tey jaar ci ndox mi ci jéggaal yi waxuma jeex na tàkk de waaye wàññeeku na. mais conseil bii national pour l'insertion et l'emploi des jeunes est-ce que mën na régler situation bi. nee naa la maanaam dama bëgg réponse bu leer. nee naa la ak président Macky Sall. bu xalaatee ba teg mbiram. waxuma à 100%. waaye fi ñu jëm dana ko régler à 90%. gëm nga parce que gëm naa loolu parce que noonu lay doxee lu mu mës a wax Sénégalais yi rek. lu mu mës a wax Sénégal yi lii def na ko lii mu ngi en cours lii mu ngi koy wëri pour def ko. lu mu mës a wax Sénégalais yi nag. alors su weesoo loolu tamit njiitu réew mi démb sàkku na tamit si ministre bi nga xamante ni moo amee wàllum emploi ñu def cartographie des demandeurs d'emploi. lan lay teg xam nga loolu. mooy li ma la wax léegi xam nga ministère de l'emploi ñu ngi ci woon. temps yi yëpp. da ngay gis ay nit di def demande au ministère de l'emploi dañu am ay bureau yoo xam ne uniquement pour recevoir les jeunes la région boo dem am na benn structure bu fa nekk boo xamante ne ni da ngay xam réellement ñii jàng nañu amuñu métier ñii def nañu formation financement moo leen dese ñii amuñu ci benn parce que dafa am par catégorie la am nañu jàng ba pare yore ay lijaasa da ngay gis des milliers de personnes yu bokk même diplôme yu ñu amee. mais te amuñu liggéey. mais loolu tamit problème la. loolu problème la parce que xamoo lu tax su fekkee ñun dañu nekk 1000 étudiants par exemple ñu génn ndoor bokk benn matière bu ñu def am de. yorandoo suñuy diplôme bokk benn année bu ñu génn. ba pare yéen ñëpp ngeen di xëy ba pare ñun ñëpp ñu war ku ci nekk bëgg a toog ci bureau. problème day am bu fekkente ne dafa ànd ak métier. boo xamante ne ni formation bu ñu la defal ba pare la soo amul bureau boo toogee tamit ñu fexe ba nga am financement boo xam ne da nga ci mën a réaliser projet bi nga xam ne moom moo nekk sa bopp pour mën a demal sa bopp ëllëg. mais ñii dañuy nekk comme li ma la wax rek foofu tey boo demee fonction publique liste bu fi génn la majeure partie c'est des jeunes. expliquer naa ko léegi. soo demee ci secteur privé bi aussi ñu ngi ciy def suñ kéemtalaay kattan la majeure partie des employés c'est des jeunes. dégg ngeen bi Covid bi amee li président wax fexe leen ba bu benn entreprise dàq benn employé. dégager moyens yi mu ci dégager. attention mais daf ko wax ba pare mu ànd ak. dégager ay moyens pour jàppale leen. mais nag insertion professionnelle des jeunes yooyu noonu dafa sooxe dañuy gis ay jeunes diplômés ak ay apprentis. ngir ñu am insertion professionnelle mbir mi du sotti Abdou Ndiaye. nee naa la loolu mooy réalité bi ci terrain bi nee naa la réalité bi bañuma ko. mais dama ne ni ñu koy waxee ak ni ñu koy diaboliser d'accorduma ak ñi koy wax noonu mu demeewul noonu. ñi koy wax dañ koy taawi. dañ maanaam bu dee benn la ñu taawi ko ba 20 te li président Macky Sall def ci wàllu googu mais raw na. lu am 1960 ba 2012 sëriñ bi am na ñu bari taluñu woon ndaw ñi duñ leen doon xalaat loolu mën naa ne ci Wàdd la commencé sax jël ay ndaw wane ne ñii ci lañ bokk dañoo war a diriger
président Macky Sall ñëw lu ci Wade defoon 10 mu def ko daanaka mën naa wax ne 1000 sëriñ bi bëri na ay ndaw yu ñu jël ñuy liggéey de. mais des na. mais des na faire. d'accord na on peut mieux faire. oui direction boo dem tey directeur ba fa nekk mu ngi def kéemtalaay kattanam pour jël ay ndaw ñu liggéey ma leen di encourager encore une fois pour que ñu continuer loolu ñu nekkee parce que duñu xaar président kese. donc maa ngi ñaanaat encore une fois que képp muy secteur privé. muy nguur gi képp fu waay mën a dugal ndaw. pour mu am ci lu mu jàpp na ko def. su ñu demee ba président jël décision bi. mooy que ne gis na li mu def mu jur ay résultats xam nga bu jurtoon résultat def naa li ma def dama koy dindi. baaxul mais dafa baax mu gis ci ay résultats mais mu ne gune yi ñu ngi gën di màgg demande d'emploi bi mu ngi gën di bari. kon xaaral ma teg ci leneen loo xam ne. su ñëwee day compléter mbir mi. alors Abdou Ndiaye yow nga nekk opérateur économique lan nga def ngir jàppale ndaw yi. xam nga man. waaw li ma mën. li nga mën. li ma mën man Abdou Ndiaye. mooy mécanisme yi président teg ma ci utiliser di dox ak a wax pour fa ma dëkk ñu cay bénéficier. comme yan ay DER. DER man bokk naa commune Kër Maba-Diakhou bu ma dëkk bi DER commencé mën naa la jox exemple sama commune bokk naa ci commune yu DER njëkk a joxe 10 millions de francs CFA. par exemple man mu am ci ay ndaw yoo xam ne dañ leen koo jox ku ci nekk jël sa chèque dem crédit mutuel jëli ko lañ cay def nag du Abdou Ndiaye mooy dem di ko saytu wala di ko contrôler ñoom ak banque ba leen ko jox ak waa DER ñoo cay nekk dox ak a wax. te ndaw yu bëri na. est-ce que comprendre nga te du département boobu kese. te département Nioro du commune Kër Maba rek moo ci am. est-ce que comprendre nga. donc mais su comme li ma la wax léegi bu ma sañoon ñu gën koo dolli. parce que fi nga tudd nii fi nga laal léegi dafa am importance. oui département Nioro boobu nga tudd léegi y a 15 communes su ma président waxoon tey Abdou Ndiaye damaa bëgg ñu séddale ko. dama naan ko demal nga njëkk ji Nioro. parce que jàpp naa ne problème yi fa la gën a ëppee. Nioro bu dee infrastructure am na Nioro. ca commune ba ndax boo jógee Dakar fii tey. dem ba Nioro soo sa oto su yëngatoo peut-être da ngaa jaar ci duudaan. mais te président Macky Sall mu ngi ci dimbali. mais jeunes yi fa mais tey bu fekkee gis nañ seen bopp quand même. su fekkee électricité la. oui ñu ngay def ca lañ man waaye suñ demee ci emploi des jeunes. Nioro dafa xaw a sooxe. voilà loolu laay wax. lu bare lu tax loolu. parce que. oui am na ay directeurs sax yu fa dëkk. di jël ay ndaw. mais doyul bu ñu sañoon tey Nioro dafay am usine bu ñu sañoon tey Nioro dafay am yeneen i structure yoo xam ne ndaw ñi dinañ fa mën a liggéey. parce que soo demee ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu daan seen doole bu nawet jotee. ñoom ñëpp ci tool yi nga leen di gis ñii di bay gerte moo tax may saluer au passage prix gerte bi président yokku démb. wanaat na nit ñi encore ne leen jox naa monde rural bi cër jox naa leen gëdd jox naa leen seen àq. mu nekk lu am solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Abdou Ndiaye nekk opérateur économique chargé des missions du président de la République responsable APR ca commune bu Kër Maba-Diakhou dans le département de Nioro mu ngeen participer ci émission bi téléspectateurs yi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors emploi des jeunes du ñàkk ñu ñëwaat ci kanam alors tey jii actualité bi bokk na ci conseil économique social et environnemental Idrissa Seck ñu installé ko tey suivre nga ko. suivre naa ko. suivre naa sa commentaire bu njëkk. mooy sant yàlla d'abord. parce que discours am aussi dal sama xel tuuti. lan moo la si gën a neex si discours am. pour ne APR ak réew mi léegi mburu ak soow la wala. du APR ak réew mi moo ma ci intéressé. mais loolu war na la neex na la. loolu neex na ma. waaye li ma ci gën a am importance. mooy dama ànd ak président Macky Sall. pour jàppale ko ñu defar réew mi. c'est très important discours boobu. nit da ngay gëm yàlla. nangu dogalu sunu borom. soo bëree ak nit mu daan la du tere ngeen bokk réew mi dañu dem élection président Macky Sall gagné à 58,% Sénégalais yi ñoo ko wóolu teg ko fi
su nit gëmee yàlla te réew mi tax laa jóg te ñu commencé début mandat dëgg yàlla da ngay ñëw ànd ak moom participer ci ndax gis nañ fi Abdou Diouf ak Ablaye Wade. du benn yoon du ñaari yoon. Ablaye Wade dugg ak ay ministre am ci biir te taxul mu nekk PS. bu élection jotee bu ko neexee mu génn dem nekk PDS. waaw ñun nag ñu ngi ñaan ànd bii ñuy ànd te Idrissa Seck wax ko muy continuer ba lépp lu Macky Sall bëgg ci réew mi muy président Macky Sall bëgg ko ci réew mi. ànd bi neex na leen Idrissa Seck di ko defal rek ñuy continuer noonu ak waa Benno Bokk Yaakaar. ànd bi neex na leen de am na suñu téléspectateur bu njëkk mu nekk si ligne bi allo kooku dem na alors Idrissa Seck sax. moom kaawam foog ñu taxaw si tuuti gis nga li xew remaniement ministériel bi ak tamit ministre yu si dugg moom mu nekk conseil économique social environnemental wax gi bëre woon na trop. maa ngi profité ci occasion bi di féliciter ministre yi dugg ci gouvernement bi. yi fi nekkoon di leen féliciter yu bees yi ma leen di féliciter. moom Idrissa aussi ma di ko féliciter xam nga boo nekkee ci parti politique. am kilifa muy président de la république. mu am mat gi dal gi nangoo liggéey gi nangoo déglu nit ñi yéwén ci soxla si askan wi waxuma yéwén ci jox nit xaalis mu dugal ci ay poche mais yéwén ci soxla si askan wi jël alal réew mi di ko liggéeyal réew mi def ay résultats dëgg yàlla su tàllale ay loxoom ne opposition bi ñëw leen ñu bokk liggéey mu teg ko ci yoon nag parce que dañu def dialogue bi duré les 95% de l'opposition ñëpp participer ci mu jur ay résultats mu respecter résultats yooyu ànd ak ñoom bokk ak ñoom ci gouvernement bi man Ndiaye dama koy rafetlu. mais nag est-ce que Macky Sall mais le constat moom mooy Macky Sall est-ce que jublu aussi ngir gën a néewal opposition bi. sëriñ bi man ak yow bu ñuy xeex nag nu ma mën a def pour néewal doole naa ko def gis nga booy xeex ak nit amul. su ma ko mattee day yóbbu wala su ma ko gaañee day yóbbu. kon mbir mi amul weerante politique la mais ñun dañuy def politique. oui politique moo tax mu accéder au pouvoir. nekk président de la République du Sénégal. politique moo tax Idrissa Seck nekkoon premier ministre. nekkoon na fi ministre taw Abdou Diouf. am de. booy Wade mi nekkoon patron. moo dem ànd ak Abdou Diouf ci gouvernement. ñu ànd duggandoor ci gouvernement ak Aminata Tall ak keneen ba génn jotee ñoom ñu génn. nekk ci lañ nekk ba yàlla jox leen pouvoir. kon lii yëpp Macky Sall ñëw. président de la République wootee dialogue ñu wuy ji ko ci dialogue bi dialogue kay wax dëgg yàlla. bu ngeen bëree ba kenn daan ne kaa ñu waxtaan nga nangoo dem ngeen waxtaan ba pare mu jur ngeen war a ànd pour lu jëmale réew mi kanam. dañ koy ànd mu jëmale réew mi kanam. mais ànd ci suñ coalition Benno Bokk Yaakaar bi gën a jëm kanam pour échéance yi di ñëw. kon da nga jàpp ni gañewaat yeneen ak yeneen. da nga jàpp ni yeneen parti comme ay Pastef ak yooyu coalition jot ñoom mënoon nañ tamit dugg ci gouvernement sëriñ bi wala ay république des valeurs. man daal bëggoon naa. booy oote république des valeurs na fekk nga am valeur man bëggoon naa loolu ci nit te yaa baax tey suba mooy la yaa bon. ku woote république des valeurs kay ko kay xam naa ne moom. sëriñ bi jàpp na ni moom am na valeur su ma taxawee ak yow. oui ne la kenn gënu la ci réew mi li nga fi def kenn mësu ko fay def yaay sama patron yaay sama leader yaay sama xarit wëlbatiku ne la maa waxoon waxeet baaxoo woon dama doon sëlëm Sénégal yi liggéeyoo dama doon sëlëm Sénégal yi naa fekk nga man nag bëgguma di sori ci débat boo xam ne. tey da ngay weex suba nga ñuul. am na suñu téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo allo. allo oui. allo. allo oui El Hadj. ça va bisimilah Ndiawar Italie bisimilah ñu ngi lay déglu Ndiawar. ça va maa ngi lay gërëm quoi maa ngi lay nuyu émission bi am na solo. bon en fait kii l'emploi des jeunes c'est-à-dire que ñoom ni ñu koy utiliser moo baaxul quoi. même soo xoolee financement yi suy ñëw rek période électorale lay nekk quoi ce qui veut dire que c'est politique. ah bon soo bëggee am oui soo financement yi soo xoolee ni ñuy dégg waxu financement rek à l'approche des élections la quoi. loolu benn remarque la. deuxièmement suñu bëggee def l'emploi des jeunes da ngay dem jël ay sociétés yoo xam ni. comme genre Sismar mun nañ defar ay pompe à eau pompe éolienne xam nga nu mu la mun nañ defar ay machines yi def ay batteuses ils ont xam nga ñoom dañuy spécialisé sur ñooñu ngay dem appuyer ñoom ñu liggéey jox jeunes yi mais su nekkee da ngay jël liggéey ci ay agence loolu recasement politique la tudd parce que agence yi li ñu gàdd sax mënuñu ko moo tax endettement bi day bëri c'est que da ngay dem wala nga def école polytechnique booy suñu génnee def nañu benn kii
def nañu ay mu tuddati sax benn inventé les panneaux solaires. ñooñu ngay jàppale invention booy ni ñu inventé invention solaire yooyu nga xam ni. dafay adapté suñu dëkk ñooñu ngay jàppale ñu démarré si liggéey bu nekk def ay emploi durable mais mënuñu def ay emploi politique comme moom nu mu koy waxee non loolu doxul parce que tey ku agence ñëw soo ñëwee da ngay raxas ñu fa nekkoon ñëpp jëlaat ñu fa nekkoon loolu doxul. loolu c'est pas de loolu nekkul emploi durable. Et puis deuxième question mooy wax ci immigration clandestine. c'est-à-dire man j'ai une question à poser. xam nañu ñëpp jeunes yi li ñuy jaar ci géej gi mais pourquoi ñoom mënuñu fermer géej gi man je me demande est-ce que Sénégal ñoom dinañ contrôler seen côte ñiy pêche c'est-à-dire ku amul soo mënul contrôler say côte Sénégal suñu mënul contrôler côte sénégalaise bi mais ñi ñëw bateau clandestin yi di pêche man je me demande est-ce que ñoom dinañ am nañ ci benn système de contrôle ni ñu koy contrôler ce qui veut dire que ñoom mënoon nañoo fermer bateau yi. c'est-à-dire fermer voie maritime bi foofu la xale yi di jaar di dee dañ leen ko fermer mais ba léegi déggoo ñu wax ci dara jéemuñu sax xool fermer yow da ngay dégg ñuy dee bu soo dégg benn bateau boo xam ni les polices maritimes arrêté nañ leen mais y a un problème El Hadj. y a un problème moi je me demande que ñoom nan la ñuy contrôler suñu géej nan lañ koy contrôler doy na waar de. merci beaucoup Ndiawar. merci beaucoup. jërëjëf Ndiawar am na tamit suñu beneen téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo kooku dem na Italie la ñuy woowee Ndiawar. merci beaucoup Ndiawar dégg naa waxu Ndiawar bi. mais xam nga li muy wax nii. yaakaar naa ne autorité yi. yi ñu ko dénk ñoo gën a maîtriser ñi jaar ñii fi ñu war a jaar ak ñii fi warul jaar. jox naa la benn exemple léegi. naa la da ngay toog sa kër sax sa doom rëcc la génn est-ce que comprendre nga li ma wax donc lii du état bi rek moo amee responsabilité yi. encore une fois ñun dañ cee bokk. il faut que ñu sensibiliser sunu ay parents. sunu ay yaay sunu ay rakk sunu ay mag. ñu xam ne la ñuy wuuti fële suñu góorgóorloo fii ñu jàppale ñu mën naa nekk te comme ki ñu diriger jóg na taxaw pour dolli ci lam ñu daan jàppale. dolli ci leneen lu ëpp lam ñu daan jàppale te lam ñu daan jàppale am na ñu ci daan gis seen bopp. soo xoolee sa écran bii ki sëgg nii nekk ci ceeb bi. ak kee takk ay loxoom yow ci sa bopp mën nga leen comparer. est-ce que comprendre nga kii bu toppandooree ki sëgg nii nekk ci ceeb bi bu yàggee lii dootu ko defati. alors sànq ñuy toll woon ci wàllum politique Idrissa Seck remplacé Aminata Touré ci kaw conseil économique social et environnemental alors loolu lu xew qu'est-ce qu'il y a. Aminata Touré dafa am ay ambition moo tax ñu dindi ko foofu. maa ngi koy nuyuwaale au passage parce que Saloum la dëkk. bu ma sañoon Saloum moom dañuy yokk rek waaye kenn du fa wàññeeku. mais président Macky Sall la sunu borom teg ci boppu réew mi. bi muy nommé Aminata Touré ministre. du moom rek moo nekkoon ministre. moom moo fi nekkoon comme femme. Awa Gueye Kaolack la dëkkoon. pionnière yu APR ci la bokk. Mariama Sarr nga fa woon. keneen ak keneen a nga fa woon. Diène Farba nga fa woon. Aminata Touré la tegoon ci wetam. muy tàccu. mais tey mu def ko ministre. ñu ne gonga. ñuy déete waaye mu génnee ko ministre def ko premier ministre du Sénégal. ñu ne gonga. mu wàccee ko am ñuy ñaxtu man nag déggu moon mu ñaxtu. buñ ñu ne déete waaye mu jëlaat décret bi gëm bind moom la ko suñu borom jox. suñu borom moo cof ci dooleem. dénk ko ne ko yow laa dénk 15 millions sénégalais yi ak sénégalais yi. mu jël big mooy seet ku ci nekk fa mu wóolu ak fa mu yaakaar ne mën nga fa liggéey mu teg la fa su mission ba jeexee mu gis ne kii li ma ko santoon pare na ci keneen laa koy dénk lu ci yoon ma sàmm wala yoonu ma dem dafa jar kaas xam nga lu ko war Saalum xam nga lu ma xam ci moom. soo amee gore soo ñàkkee gore. mais nag Macky te Sall ñàkkul dara nag. xam nga lu tax ñàkkul dara mais réew mi dafa écarté ñun jàpp ni dañ am ay. attention man jàpp ma loolu. mais loolu xam mu nga am lu ma jàpp ñu bëre comme Amadou Ba Serigne bi comme Makhtar Cissé. Amadou Ba damaa dégg mu ne. oui damaa dégg mu ne ci làmmiñam. loyauté rek la. defal na ma lu ma kenn defalul. fekk na ma ci barab bàyyi ma ci 17 mois. def ma ministre des finances 6 ans
def mu ministère des affaires étrangères 18 mois tekki na sama ndombo tànk dama koy sant di ko gërëm te maa ngi ci disposition il est dans le parti Aly Ngouille Ndiaye nee na maa ngi génn naa gouvernement waaye je suis dans le parti. mais ëllëg si biir est-ce que doo leen perte ñooñu. sëriñ bi gis nga ëllëg suñu borom rek ko xam. oui. man li ma jàpp mooy. ñooñu président Macky Sall la ñu àndal. nekk nañ ay kilifa yoo xamante ne nii suñu àndoon ak moom ci jour ba lañ koy wax ne ko président àndatuñ ak yow gis nga nit rek la mën a doon. as gor rek la mën a doon te li ma jàpp mooy ay gor lañu ay gor nag buñ la dénkee mbir jëlaat ko dénk ko sa morom te bañ la koy dénk ci sa morom lañ ko nangoo sa morom mañ ko nangoo mu ngi toog jàpp ci yàlla di muñ Mor Ngom nekkutoon ministre dans le gouvernement. ku ko gën a jege Macky Sall ku ko gën a sonn ci APR. est-ce que mu ngi amee portefeuille ministre conseiller la actuellement. te mu ngi ci wetu président lu mu ko sant mu def lu mu ko tere mu bàyyi. est-ce que moom kenn kon Mimi amul problème. non dama ne bu amee problème moom mën naa indi problème. amul garaawul. waaye ca Saalum ngañ dëkk ñun Saalum ngañ dëkk ñu ngi ànd ak Macky Sall continuer di ànd ak Macky Sall son excellence. le président mais foofu lu Macky Sall wàcc Aminata Touré est-ce que seen doole du wàññeeku. nu mu wàññee ko Aminata Touré bul fàtte ne Grand Yoff la nekkoon. oui bi mu jógee Grand Yoff dem Kaolack. elle a fait des efforts. mu ngi doon uuti ay nit. est-ce que comprendre nga waaye dafa fekk ñu gagné Kaolack ba pare Saalum lay wax président Macky Sall ni muy gagné région de Kaolack bariwul région yu mu koy gagné xanaa Fouta. te ba tey Fouta Kaolack ko ëpp population. xanaa Fatick te ba tey Fatick Kaolack ko ëpp population. bu ma nee Sine Saalum mooy c'est la région naturelle du Sine Saalum. muy Fatick Kaolack Kaffrine ni mu koy gagné du ko gagné benn région. kon foofu yéen opposition bi dañu ko fay néewal doole. opposition amu fa doole dara. ah bon coow rek a fi nekk ku Macky Sall dimbali aussi ba nga am doole foog ne yow rek tey sa doole mën na laa demal soo génnee da nga fa wét nit ñi président Macky Sall lañ àndal sunu borom moo ko teg loxo. nit ñan te lam def population bi. parce que lam defal population. non mais Abdou defal ndànk rek. boo demee élection. non mais Abdou defal gagné 80 boo ak demee élection gagné 80%. non mais jamono jii laa la wax xam nga man wax ma 2019 jamono jii. jamono jii ak bu suba yëpp. suba ak jeunes yi. suba souffrance gu ñu nekk. ma ne demee. mais soo nee aussi sa Macky Sall lañ àndal y a problème. demee oui bu ñu tegoon ay urne Saalum. mu gagné ko à 80%. li ñu koy ñaan kay mooy Saalum na yokk seen doole. Saalum na yokk seen doole. mais jeunes yi Saalum wax nga ko léegi. jeunes yi nekk Saalum est-ce que am nañ liggéey. su ma sañoon. oui wax naa la ko léegi dinaa la su ma sañoon. foo dégg Abdou Ndiaye di wax rek pour ndaw yi dañ may ooyee sax avocat des jeunes. foo dégg may wax rek pour ñuy dimbali ndaw ñi ñoo tax ndaw ñi ñiy bay ñiy sàmm ñi nekk ci étudiants yi est-ce que comprendre li ma wax. foo dégg may wax rek kaasal leen ay droit billaahi moo tax may wax. rawatina ñi dëkk Saalum googu rawatina ñi dëkk département Nioro du Rip sori na frontière la te su ma sañoon ñu gën leen di gestu maa ngi doon séntu sax. ñu ne Nioro am na portefeuille ministériel. oui ci remaniement bi passé. foofu laa doon jëm sax loolu day surprise la si yow de ndax dafa mel na bokkoon nga si ñu doon xaar. ñu fal leen ngeen am poste ministériel. dëgg boo bëggee dëgg. remaniement bu jot. ma xaar Nioro am portefeuille mil am na nag ay directeurs généraux. oui ñu ngi ciy sant président Macky Sall bu baax. am na fa am na ministre conseil. waaye am na ay PCA. mais am na conseil économique am na député c'est normal mais dama ne bu ñu sañoon Nioro bokk vraiment ci attelage gouvernemental bi nga xam ne fa la ñuy toog. sa poste ngay xaar wala. non du pour man. mais su la joxee nga jël su ma président waxoon tey ne ma. dañuy tànn Nioro ministre portefeuille du ma tànn sama bopp. est-ce que comprendre li ma wax. loolu moom prérogative am la. su ma waxee tànnal ma tànnal ko. su ma tànnee boobaa sa bopp ngay tànn wala. déggoo li ma wax dama ne xam nga nit bu la tànnal ma génn na la ci. nit bu la waxee tànnal ma génn na la ci. parce que wóolu na la moo tax mooy tànnama la. te su la joxee nga jël te du def dara nag. ci Saalum googu xam nga nit da ngay politique ba xam ne. man mii am na cër boo xam ne président de la République jox na ma ko njabootam jox nañu ma ko njabootam mooy parti APR
jox nañ ma ko sañ nga ko wax ne ko président su ma sañoon dëgg-dëgg yàlla nga yokkaat doole waa Nioro ndax ndaw yëpp mën a am liggéey. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo kooku dem na alors remaniement am ngay xaar Nioro am ministre amul bëgg a jiitu tamit kazalika nga baal ma am na ku nekk si ligne bi allo allo. 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 bisimilah. allo. ñu lay dégg kilifa gi bisimilah. allo oui. ñu lay dégg allo. waaw sama sëriñ na ngeen def. alhamdulilah fa nga ñuy woowee. maa leen di woowee fii Dakar. bisimilah ñu lay déglu. doon nuyu rek sa invité bi di ko jaajëfal. mu lay dégg. di rafetlu émission bi. jërëjëf. waaw c'est-à-dire que il parlait de vraiment mooy maanaam avocat des jeunes. bon dama xamul ndax sa invité bi moom dafa nekkul Sénégal wala dafa dundul Sénégal. parce que man je me dis que par exemple tey mu ngi wane sànq ñaari image mooy yi ngeen wane noonu mooy ki nga xam ne dafa bande loxo yi nii mooy kii kaas. ak ki sëgg ci rizière yi. nee na na kële suivre kii mooy maanaam kële bàyyi kaas bi dem liggéey mais ki nga xam ne moom moo nekk noonu di liggéey on lui a donné vraiment les moyens ak les possibilités pour pouvoir travailler. je vous donne un exemple rek bu gaaw. Ziguinchor en période de mangue les mangues pourrissent. Jusqu'à présent à Ziguinchor on ne peut pas avoir une usine qui traite les mangues. Il y a toutes sortes de fruits à Ziguinchor usine buy traité boo xam ne benn fruit amuñu ko. noix d'acajou bi perd sa valeur à Ziguinchor. tey boo fa defoon benn usine boo xam ne day traité noix d'acajou ñun ñoo koy traité ñun ñoo koy jaay waa extérieur dama ne sëñ bi ñun dañuy ñëw parfois di def ay liggéey yu ndaw à Ziguinchor soo demee ci àll bi boo sànnee ñetti weer ceeb nga góob ko ñetti weer laa wax ceeb bi ñor loolu lu wóor lu ma lay wax nii exemple bu wóor boo xam ne nit ñi ñoo ko fa def te mu wóor mais il faut leur donner les moyens parce que lan la il faut nga goral leen àll bi il faut nga jox leen ay jumtukaay il faut nga jàppale jeunes yi mais loolu moo amul et quand je dis Ziguinchor je peux en parler aussi pour Linguère je peux en parler pour Kaolack je peux en parler pour Tambacounda alors bu ñuy wax ni dañuy jàppale jeunes yi ci seen làmmiñ dong la yem mais kooku dem na alors Abdou ñoo ko déggandoo de. xam nga mbir mi nga bugg de. waa d'accord Sénégal yàlla sax am na ñoo xam ne dafa am ay aay yu muy teg. ñu di ko teg ku fële. man waxuma ko ne ko jox nañ ñëpp à 100%. encore une fois dama ne métti na waaye am na lu ñu def nag. bu kenn nié ne président Macky Sall deful ci emploi des jeunes bu ñu indi woon ay chiffres ñu teg ko fii. bokkul ak ñoom li ñuy wax ci biti bi mu ne Ziguinchor ne maa ngi Dakar comprendre naa ko nee na Ziguinchor maa ngi Dakar effort yi nekk ñun di ko def sax pour waxtaan ak nit ñi pour ñaax leen pour ñu toog ñaax leen aussi pour que parce que ay xaalis financement du jóg dem fekk ji la yow yaay jóg dem fekk ji ko bu ñu tegi benn instrument il faut que nit ñi jóg dem vers l'information oui. am ko partager ko ak seen waa gox. gox bu ne tey ci commune bu nekk am na conseil communal de la jeunesse ñu ngi def seeni rôle. barki démb rek maa ngi gis dans ma région la région de Kaolack conseil régional de la jeunesse bi organisé wu. président national bi dem fekk leen fa les préfets et gouverneurs ñu nga fa ñuy waxtaan ci lii fi xew. soo demee Kaolack tey am na benn projet bu ñu fay installé président Macky Sall moo ko fa yóbbu. Agri Jeunes ministre agriculture installé na ko ba pare am na coordinateur dafa war a travailler ak tous les présidents de conseil de la jeunesse yi nekk ci région ba ci commune yëpp dana leen woo waxtaan ak ñoom def ay séminaire former leen financer leen loolu yëpp ci levier yi nga xamante ni dañuy dimbale ndaw ñu ci la bokk. man mënumaa jox ndaw yëpp liggéey mënumaa jox sax actuellement nii may wax ak yow li ma man mooy ña may employé ma leen di employé instrument bu président Macky Sall teg ma dem vers instrument bu am information yi dem partager ko ak sama waa gox na ko ñëpp def
partager ko ak ñoom taxul ñoom ñëpp ñu bëgg loolu. am moyen yoo xamante ne nii da nga koy yóbbu jox leen ko financer leen ko su ma ko amoon maa ko defal sama bopp mais xawma ko comme awma ko nag damay daw rek di ko uti. di ko def pour jigéen ñi di ko def pour ndaw ñi. bërki démb yàggul FONGIP man par exemple dans ma commune FONGIP pour les femmes jox nañ leen 20 millions juste avant ñu gàmm femmes yi jël ko di ci liggéey. alors donc ni ma def noonu keneen ak keneen ak keneen war nañ ko mën a def. alors lan ngay tontu. bërki démb gis naa njaafat. ñu def fa lu mel noonu. alors lan ngay tontu Njawar mi woote woon Italie mu ni élection yi di ñëw moo tax président de la République jël dogal bi. président bi su élection jógee rek jegee rek. ma ne yii am président bi mu gañee ak léegi la waa Prodac war a def ñi ñuy jël ñu ngi leen di jël ñu ngi liggéey ci àll ba bu demee sud ba muy wax bu demee ci sud ba li fa Prodac employé ci ay ndaw kenn xamul mu toll na dem vérifier ñu ci gën a bari nag dañuy wax pour saboter dañuy wax pour suul li fi waa ji def gis nga waa ji. ah bon président bi. suul lu mu fi def. kenn mënu ko nag. mais aussi bu wax aussi baax na ngir aussi mu gën a yokk jéego. mais dañuy xaar ba moom. mais aussi ndax nit ñi foog ñu wax. mais moom mi xool ba gis ay ministre am gis di liggéey ba ne ko lii ak lii la mu ne damaa bëgg a teg beneen nag boo xam ne mooy ëpp sax doole yi fi nekk kooku kay xam na li xew lan la fii soo ñëpp amoon liggéey sax dana am ñu jóg ne dañuy xëy ba wàcc ci tëdd seen kër ne man awma liggéey ndax nit dafay taxaw fii jàkkaarloog jant bi ne gisuma ko dama ne matul doyul waaye waa jaa ngi def kéemtalaay kàttanam su ma ne waa ji mooy kenn ki fi suñu borom teg amul xàjjale amul seenale wax na ne affaire politique la du affaire politique. du politique. du politique. am na ñu nekk ci dama ne am na ñu nekk ci opposition bi ñoo xam ne dañuy dem di demander ci financement ñu leen di financer. ñu nekk ci opposition ñu nekk ci opposition bi am na ñu nekk société civile dañuy demander ci ay financement ñu leen di financer ñuy liggéey. waaw mais nag financement bi. man nga maa wax ne ma baykatu ceeb yi nekk ci wàll. man nga wax mais financement bi sénégalais yëpp la concerné. concerné wul ku nekk ci pouvoir. moo tax nag mu weddi li mu wax ne dañ koy financer affaire partisan. demeewul noonu. man ngaa wax ne ñii dimbale di leen jox ay tracteur ñëpp APR lañ bokk wala Benno Bokk Yaakaar lañ bokk man ngaa wax ne cultivateurs yi ci Sénégal yëpp APR lañ bokk man ngaa wax ne ku ministre bi jox engrais jox la jiw APR nga bokk mën nañoo wax ne ñi am tracteur ñoom APR lañ bokk baykatu ceeb yëpp APR lañ bokk ñi nekk ci horticulture bi di bay yëpp APR lañ bokk. kon ñi nekk ci opposition bi ñu leen di financer. administration bi ñi ci nekk. APR lañ bokk. kon ñi nekk ci opposition bi ñu leen di financer ñu ci gis seen bopp. ba pare ne baaxul projet. ba pare ne baaxul yow léegi yow mi nekk ci biti boo ci amee ki nekk ci biir bu amee nga kaas. Abdou yow loolu am nga ci ay firnde. sëriñ bi. oui président Macky Sall li mu def ci réew mii ñëpp ci teg seen bët pouvoir baa ngi ci jëriñu ñoom ñi nekk ci opposition bi ñu ngi ciy jëriñu manoma wax ne ma ñuy jaar ci Ila Touba bi yëpp pouvoir bi lañ bokk Sonko buy déplacé wu ci ay tali lay jaar président Macky Sall moo koy tabax kuy dugg bateau jógee Ziguinchor. bi ñëw mais l'état c'est la continuité Abdoulaye Wade. waaw kon kay bu ñu wax ne ay affaire partisan lañ koy def. kànja googu ñuy vérifier di ko xool am na ñu ciy bay ñoo xam ne ci financement lañ ko jëlee am na ñuy bay Ziguinchor di ci tudd na ko léegi. ne mango yi ne nangam mais lu bari def nañ ko ci bu émission bi guddoon. wala ma préparé ko dama lay indil document yépp te danaa ñëwaat. incha allah ci li mu wax nii danaa ñëwaat. alors Abdou bari na ay ndaw yu fa nekk yoo xamante ni ak ay jigéen yoo xamante ne ni dimbale nañ leen. Abdou Ndiaye nga nekk chargé de mission du président de la République. fier ci na. waaw chargé de mission du président de la République leer ak suñu mbokk téléspectateurs yi sa liggéey lan la exactement. sëriñ bi xam nga bu ñu la chargé de mission président nga ci cabinet nga bokk. ci cabinet nga bokk waaw daf ñu wax bu am importance. yàggul mu recevoir ñun ñëpp ñu toog mu nañu dama leen a nommé ngeen nekk ay missionnaire yu président de la République
war a dem xam li xew ci département yi nekk ci Sénégal ak ci seen gox yi pour di ko andi fii ñu mën a xam exactement li ñuy jot ñun ak yéen li ngeen di indi boo nekkee tey boo demee mu jox ñu exemple. dañu boo demee à l'étranger chargé de mission buñ ne bu président de la république la. dañ koy laal tapis rouge. gis nga luñ la président man di fal. yaa koy valoriser sa bopp. mais est-ce que président mu leen di déglu. xam nga déglu rawul kay nga ne kaay leen toog ci salle bi ma toog ci salle bi. non est-ce que mu leen di déglu xam nga président mën na am ay chargé de mission ak ay conseil sëriñ bi ñi nga xamante ne dañ fay dem di liggéey mais. ma ne président de la République du leen déglu. ma ne est-ce que mu ngi leen di déglu. am ma ne oui. kum am soxla dana la déglu te kum fal dafa am ci yow soxla si booy du pour nga uti ay militants ne d'accord nañu parce que dañu nekk ci suñu département yi. di politique ba am base. xulawuñu kenn président la ñu sant. tendance loowuma leen xulooluma leen xeex loowuma leen bareewooluma leen li ma leen sant mooy ku xuloo sax dem nañ ngeen fexe ñu jiboo mais chargé de mission yi bëri nañ macha allah. bari nañu. est-ce que jar na ko. pourquoi pas. nombre bu bëri bari nañu mais est-ce que jar nañ ko non attention xam nga nombre bi ko nit ñi di wax. nombre bi nit ñi di wax. naan dafa bari. bariwul su bari woon du ñu nekk ci salle te bu ñuy recevoir moom ci salle la ñuy toog. waxtaan ak moom mu wax ñu lim xalaat ci réew mi ak li muy def ci réew mi. ñu di ko vulgariser maanaam si xayma. non du ma ko xayma. mu koy xam naa doo ko xayma. déedéet du ma ko xayma. mais bu ñu bari woon bari waaye bu ko nit ñi di wax duñ xaj ci salle moom mu toog di présider ak waa cabinet xamal ne ñii sama cabinet lañ bokk. te yéen a ngi koy wax kilifa gu ñeme njaboot la. te yéen a ngi koy wax li doxul si réew mi. sëriñ bi. lu doxul si réew mi est-ce que yéen a ngi koy wax. ma ne yéen a ngi koy àggee. dañ koy féliciter ci liy dox. di ko wax ne ko fii dañ ko yeggali. loolu làmb rek am na lu mu ci defar ba pare wala am na lu mu ci commencé. Abdou Ndiaye maa ngi lay gërëm bu baax di la sant sa kàddu mujj malheureusement. maa ngi lay sant man mii di la gërëm. di ko sant moom encore président ci piru gerte bi encore une fois. féliciter baykat le ministre de l'agriculture. man doomu baykat laa. baykat laa ci bay rek laay wax. dama koo xam parce que boo dëkkee foo dëkk kër moo jaxu ba. yoon amutoon fa. ci nguuru président Macky Sall ci lañ amee rang-rang bi jógee waa Gura dem ba foofu te insha allahu rabbi dana ko def tali bu ñuul kuk ma ko koy ñaani tamit di ko pour lancer wàlle appel aussi waa Nioro yëpp ñu gën a takkaayuwaat te xam ne président fàttewuñu te duñu fàtte yoon yi maa ngi ñaan diggante commune yëpp waxuma ay rang sax waaye président defal ñu ko mu ñuul kuk te am naa ci yaakaar ndax ñu ngi koy dox ñu ngi koy wax di remercier population département Nioro yëpp. population Saloum yëpp rawatina sama waa commune muy la commune de Kër Maba Diakhouba di ñaanaat président mu dooleelaat Nioro dolliwaat Nioro waxuma dooleel Abdou Ndiaye wala dolli Abdou Ndiaye de dama ne mu dooleelaat waa département Nioro. ñu nga fa ay directeur am ay PCA am ay maire am ay responsable am ay étudiant am ay léppam di góorgóorlu waaye na leen yokk doole pour que xëyu ndaw yi ci département Nioro. ñu mën ci am satisfaction totale. di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Abdou Ndiaye nekk opérateur économique chargé de mission du président de la République naka noonu mu nekk responsable APR ca kër Maba Diakhou ca département bu Nioro mbokk téléspectateurs yi amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.